dëgg la parce que Afrique tey jii amul ku ko soxlawul. mais maintenant sunu cat mooy ñun ñoo ëpp alal si sunu suuf si àddina mais ñoo gën a néew doole parce que dañu juboowul sunu biir ba sunu alal jooju ñu boole sunuy pexe ba njëriñoo si ba pare te du tere ñu li si keneen di am nga war ko see am déedéet dañu juboowul ba ku nekk réew yu mag yi dañuy ñëw ndoggatu la ndoggatu en vérité la nga am ñu boolekaat ñoom la ñu am ba pare bàyyil la fi astut loolu la waa Afrique génn loolu mooy sensu appel bi nga xam président Macky Sall def parce que fi mu nekk amul benn continent muy Amérique muy Chine muy Europe ñu am doole yi bu mën a dem te wan Afrique ginnaaw dëgg parce que dafa am lu fi yàlla baaxee loo xam ni ñëpp ko soxla léegi nag si soxla boobu ñëpp soxla la ñu war a sukkandiku ñu nit am suñu fulay nekk benn juboo suñu biir laante biir di waxandoo di jëfandoo di nasandoo di noccindoo ba ku ñëwit Afrique mooy wax ak yow. alors loolu nag mooy. programme bi nga xam kon programme bi nii mën nañ jàpp ne que ni benn genre processus la boo xamante ne sunu gouvernants yi ñu ngi koy élaborer pour mën a dem ci njort bu rafet ci ab unité africaine. absolument loolu mooy yoon wi unité politique nag. oui unité politique et économique ah. mais unité politique bi mooy dundal unité économique bi. boobaak léegi soo ko xoolee Afrique avant ñu moom suñu bopp ba ñuy bëree pour indépendance. jamono jooja presque leaderu Afrique yëpp juboo woon si ni dañu bëgg Afrique suy moom boppam mu ñu àndandoo nekk benn réew. def ko benn réew ni Amérique nekk benn réew. et ñoom Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah. bindoon si Cheikh Anta. ak Kwame Nkrumah lañ si gënoon ràññee. waaw ñu ni na Afrique doon benn say ba suy tubaab yi di génn ñun ñu boolekaat ñun ñu juboo nekk benn état ndax loolu rek moo ñuy mën may doole bu ñu tubaab yi di demee ba pare ba ñoo continuer di ñu noot. mais suñu yàlla aussi taxee di wax ñun jamono boobu bañ fa ñun dañu bokk suñu contrôle. ñoom Senghor ak waa UPS. mais ni ko Cheikh Anta ak ñeneen ñi bëggee woon la ko Senghor aussi bëggee woon. mais lan moo nekkoon problème am. alors problème bi mooy si façon bi. oui ñoom Cheikh ak ñoom Cheikh ak Nkrumah. dañu ni léegi la ñu war a taxawal état fédéral bi. def ko benn gouvernement. léegi dañuy àndandoo def gouvernement wu Afrique sunu réew yëpp ku nekk daal di ni léegi Afrique mooy sunu réew. ñu am carte d'identité Afrique. bokk lépp voilà ku nekk nag xëy na ñu am lu ñu la bàyyil rek waaye moom état bi comme ni mu xewee États-Unis xam États-Unis ay état la yow dajaloo def États-Unis mais jël nag am domaine yu bari yoo xam ne dañ ko jox état bu mag bi ñoom Cheikh ak ñoom Kwame Nkrumah loolu la ñu bëggoon président ñoom Senghor ak ñeneen ni ñoom suñu sañoon dañ koy def ndànk-ndànk soo ko xoolee ñun ba ñuy def indépendance Sénégal demul indépendance moom kenn. déedéet fédération du Mali la ñu demee. ñoo Mali ñoo ànd dem indépendance. bokk benn réew. Modibo nekk président Mamadou Dia nekk président du conseil nekk premier ministre. ànd boobu moo yàqu mais laata même boobu am ba la ñu juboo woon si ni Sénégal suy dem indépendance comme ñëpp àndoo d'accord yu si woon ku mel ni Côte d'Ivoire moom d'accordul woon. parce que Côte d'Ivoire dafa jàppoon ni comme moom moo ëppoon doole. dafa bañoon rek ni ñëw di ko manq alalam parce que ànd ak ñoo xam ni daanaka si yow la ñuy dépendre. gën a loon oufet moom li mu bëggoon mooy ñu dem boppam parce que amoon na cacao am et cetera et cetera donc voilà boo doon gis-gisam. mais est-ce que du loolu noonu gis-gis yooyu noonu parce que à chaque fois ku ci nekk bëggoon di gérer intérêt ba tey jii nii boo xoolee sax ak les pays maghrébiens. ñoom it ku ci nekk day bëgg di gérer intérêt est-ce que nekkul tamit benn obstacle. bien sûr oui. loolu mooy obstacle bi c'est-à-dire africains yi ñun sunu nattu mooy te loolu mooy sunu cat te looloo ñu tardeel ñun ñëpp même sunu biir réew yi looloo ñu tardeel. ku nekk bëgg a diriger. ku nekk voilà. xëccoo boobu ak kujje googu nekk sunu biir tubaab yi nag loolu la ñu rawee tubaab yi ñoom suñu gisee ni seen intérêt mooy ànd danañ wala fi dañuy wax ni ñu bokk noonu war nañoo mën a bokkee pexe donte lekk seen xol yi àndul. tubaab moo mën loolu ñun mënuñu ko. dëgg la. même suñu bokkee noonu du tere suñu wujje suñu biir moom la ñuy jiital ba noon ba daaneel ma
daaneel keneen ba mbir mi alors loolu moo ñu bokk na si lu tardé Afrique si ñu naxul suñu bopp. ndax li ñu am kenn amu ko si wàllu richesse li ñu am si kenn amu ko si wàllu population. xoolal gis nga bokk na si li ñu tax a xaw a mucc si mbir mi jàngoro gi. jàngoro bi gis nañ tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kujje gi ñëpp dañoo bootu derrière le président de la République léegi union boobu ak solidarité boobu noonu. loolu lu ñu war a consolider la. Sénégal encore wanewaat na boppam. ni wax dëgg yàlla suñuy classe politique am na expérience am nañu maturité. am nañu aussi patriotisme. am na foo xam ne suñ fa tolloo rek ñëpp daal di fàtte seen jëmm daal di jiital intérêt Sénégal. voilà te du tere ku nekk la nga nekk nga ne sax alors mais li ma doon wax léegi si Afrique nii ba nga dog soo ko xoolee feebar bi bokk na si liñ tax mu gis nga feebar bi ñi muy gën a yóbbu mooy ñi gën a mag. parce que soo magee da ngay néew doole. te sooy mag aussi allah kulli an dana am ay jàngoro yu nekk si yow. nit dana jafe muy mag te du magaale jàngoro. maintenant kay xanaa da kay noot gérer ko wala bañ koo gérer waaye moom voilà. alors soo ko xoolee ñi muy yóbbu yëpp muy tugal muy fii ñu si ëpp ay mag lañu. par exemple même démb ki cas bi ñu mujjee am 74 ans la am. waaw am na koo xam ni bërki démb ko jiitu 82 ans la am. alors France ñu fa ëpp pratiquement téeméer yu fukk yu dem juróom-ñett yi wala juróom-ñeent yi ay mag lañu. loolu moo tax biir ma gën a metti foofu bokk na si li tax mu gën a metti foofu mais ñun donc sunu alal sunu jeunesse sunu alal la ndax France téeméeri nit yoo gis Europe téeméeri gis nit yu la romb ñaar fukk yi ay mag lañu yu am plus de 65 ans. Afrique téeméer yu la romb ñett ñoo si am plus de 65 ans. comme loolu moom Habib Thiam ancien premier ministre yàlla na ko yàlla yërëm doon wax naan la force première de l'Afrique c'est sa jeunesse. mu ne Afrique benn trésor rek la moom mooy sa jeunesse. kon trésor boobu noonu tey jii nii. loolu la ñu war a exploiter nag. mais exploitation bi tamit président dafa am loo xamante ne dañ koy faral di nemmeeku à chaque fois. moom mooy tamit sunu entreprise yi nga xamante ne fii africains yi ñoo ko moom duñ leen nangu dooleel dañ leen di xaw a laisser en rade africain sax bu bëggee teg une entreprise da ngay gis ni que ni dañ koy xeex te bu fekkee entreprise étrangère yi te ñooñu bu ñu gañee tamit ay koom-koom dañ koy yóbbuwaat seen réew yi. est-ce que loolu tamit du jafe-jafe di ragalloo tamit doomu Afrique yi ngir ñuy bañ a investir seen réew. problème la loolu bokk na si problème yi Afrique am effectivement d'accord naa ak yow sunu alal ñun ñaari alal la ñu am. li ñu yàlla baaxee si suuf yu amul fenn nag ci àddina ak sunu jeunesse. alors li taxoon ma di la wax affaire kii bi population bi. di la xamal ni ñaar téeméer yi la romb ñaar fukk yi ay mag lañu. fii téeméer yi la romb ñett yi ñooy mag. donc suñu bëggee tey jii bokk na si ñu war a jiital pour mucc si jàngoro ji sunu mag ñooñu ñu aar leen. dañ leen dollee aar.